5 comme niñ koy waxee tout le temps man mbégte lay am saa su ne bu may fekk si madame Thioye te yéen a ma koy laaj tout le temps yéen chers internautes di laajte ci lu mu nekk comme d'habitude ndax moo leen tàmmal yu baax comme ni ngeen ko xamee tey nag andil naa leen ko comme d'habitude mu def sañseem bu baax rek man bu ma doon comme niñ koy waxee suma moo may sol maman dalal ak jàmm. waaw maa ngi lay remercier Mbène di la remercier ci lalal bi nga ma lalal ak dalal bi macha allah di remercier équipe bi nga àndal yëpp macha allah te ndax dama leen di wax nag tey dara ndax dama bëgg équipe bi tey ala daw me trop comme dama xaw a féministe trop te c'est nous dans nous y a que des femmes sama caméra woman yeeg voilà ñëpp tey ci biir macha allah techniciens yi et tout tey équipe bu jigéen kese laa am mu bégloo ma lool nag Moussa sànniw ma la xeer clash ma la waaye dama lay xamal ne jigéen ñaa ngi góorgóorlu ah fu góor ñi teg seen tànk rek ñu teg fa seen tànk macha allah kontaan naa ci équipe bi ma envoyé tey maa ngi kontaan ci dalal leen cher internaute namoon naa leen maa leen raw voilà soyez les bienvenus. am na solo ñoo la gën a kontaan maman te comme niñ koy waxee rek jigéen moo fi nekk ah dëgg neexul ñun dañoo xew te saa su ne rek nii lay demee ah dañuy am mbégte di ànd ak moom mu ñuy wax yu baax ñu koy wax maman Thioye madame Thioye du moins ngeen baal ma kontaan rek madame Thioye kër jeeg gi mais man lu ma leen di wax sama appellation bopp laa yor mooy sage-femme jigéen ñi ak gynécologue jigéen ñi ndax moom foo ko fëggee fu ne rek mu wuyu la fa te loolu dafa am solo torop ci ki nga xamante ni dañ lay déglu tout le temps tey nag comme maman ni ñu ko daan defee saa su ne rek nee naa leen moom elle est partout foo ko laal rek mu fekk si la ci loolu day def yu baax mais nag ci côté yépp comme ni ñu koy defee saa su ne dañ koy andil te mu tereteel ñu ko te saa su ne nag njariñ lañ ciy gis tey nag maman ci loolu dañu fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy violence faite aux femmes muy maanaam métit yi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy dund ci seeni néegi sëy maman lan nga gisee loolu soxna Mbène nag tey franchement dinaa ne thème yëpp am importance parce que chaque jour damay répété wu ci loolu tout le temps thème boo indi damay ne thème bi dafa am importance mais bii moom macha allah damay ne am na importance ba yegg ci trop parce que violence faite aux femmes moom wax dëgg yàlla sujet d'actualité la comme ni ñu koy waxee lu xew ci jamono la muy phénomène bu metti aussi boo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy dund bon dangay ci partager ak ñenn ñi li ñuy dund mais franchement dalay leer ne metti na daal wax dëgg yàlla metti na trop may lancer d'abord appel di delloo si loo nit ñi seen xel di leen dalloo parce que àddina la rek ñun ñëpp dañuy dee ku ci nekk tey ci loo munti nekk degré xat-xat beeg degré tàngaay beeg degré ñàkk mën a supporter dara bi lu mu ci munti doon tey dinañ la mës a teg te doo yëngu kon nag ku ci nekk nay suuraale bés boobu di delloo xelam ci lu bari bari ndax li may wax rek àddina dara mettiwul il faut tout le temps ñuy delloo ci xol yi di delloo ci xel yi pour mun a am maîtrise ci yenn contrôle yi ci yenn situation yi en quelque sorte voilà mais violence bi très franchement ma chérie métti na ndax tey da ngay xool ne góor ñi doy na waar door ci xam sax fan ngay commencer ña ngi dóor ña ngi saaga ña ngi ñàkk yor ña ngi ko booleeg duñ la may jàmm duñ la sax tontu bu neex am na ci ñoo xam ne booy wax ak moom duñ la wuyu te daal da nga dul comprendre parce que yooyu yëpp xam nga daanaka booy xool benn étape bu yegg ci benn étape la évolution situation bu lay jox benn étape la tout le temps may bëgg ñuy commencer analyser ci commencement bi parce que gis nga jigéen niñ koy xoolee pour dugg ci moom noonu la ñu war a xoolee góor pour dugg ci moom am na jikko yoo xam ne bu la nuyoo ci début bi fayoo ko aussi bu ñu demee ba ci kanam rek incha allah dana la gane si te bu ñëwee boo xefee dina dëkk parce que dana wane boppam carrément ndax boo bëggee tey nekk ak nit ba tax léppam luy defoom nga bokk ko muñal nëbbal ko te jéemoo ci dara amoo ci benn arrière pensée wax dëgg yàlla mën na toll benn étape boo xam ne nag yow yaay mujj subir les conséquences mu nekk lu doy waar parce que tey ku la jikkoom doyul tey waroo am sax di sacrifier wu pour moom qu'on se dise la vérité dëgg la nag ñun ay jullit lañ xëj na nit ku nekk wàllam ku nekk yëfam comme niñ koy waxee voilà mais dafa am situation yoo xam ne boo ci nekkee jéemal la maximum pour mu changer parce que xëj na ñun am na ci côté boo xam ne duñ ci mën a intervenir trop mais am na loo xam ne tey boo ko àndeek nit yoon boobu am na loo xam ne leer na leen du leen fekk ci yoon boobu c'est-à-dire dafa am yoo xam ne da ngeen koy exclure carrément teg ko de côté ndax tey góor bi lay violenter rek am na fu ngeen jaar ba yegg si foofu góor bi am habitude di wax ak yow di saaga kooku tey mën na dem ak yow fu nekk parce que y a du respect y a le minimum de respect dans un naka lañ koy waxee dans un couple
en quelque sorte wax dëgg yàlla parce que nit tey bu ngeen buggee nekk di dund benn dund bi te respect amu ci dootul dem fenn qu'on se dise la vérité ndax liberté bi ci am mooy tax pratiquement tout sera permis te loolu mooy topp nit ñi bay indi jëye yi encore une fois de plus ci kër yi parce que boo xoolee émission yi passé ñi nga waxtaanee affaire violence yi jigéen ñi di def yenn affaire yi seen góor yi mais bari na ci ñoo xam ne bu ñu koy def dañ ko dootul sax tey parce que xam nga nit bu la ëppee doole wan la boppam yow it da ngay xool beneen astuce boo ko mën a fayoo boo mën a rattrapé woo le mal bi mu lay def pour jéem a régulariser la situation te xëj na du solution parce que le mal boo fajee ak un mal ça ne devient que vraiment faire du mal te mal moom ku ne xam na ni dara lu bien mënu cee nekk au contraire danañ ci jëlee sax loo xam ne danga dem ba dal indi ci xalaat boo xam ne yow lenn def nga lu ëpp en quelque sorte ñu di ko parce que tey boo xoolee prison yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci te malheureusement yu bon yooyu moo leen ci di yóbbu gis nañu ko dóor soxna am maara day taali mu dee ci ay loxoom xëj na nattu mu ngi ci mais dañuy ne doomu aadama lépp lu mu bañ nattu fekk ko ci bu mu ko foyee ndax lépp looy def rek nattu mun na la ci fekk kon lépp loo xam ne yow bu la ci nattu bu la ci siiw tey parce que tey ku rey sa soxna siiw waaw lépp loo xam ne boo koy def ndogal mën na la ci fekk daal danga koy bàyyi xel parce que tey loo bañ dee fekk la ci comme ni ñu koy waxee bu ko def loo bañ dee fekk la ci bu ko def muy sujet bu doy waar chéri doo sax xam fan ngay commencer pour aborder ko parce que c'est tellement important et c'est tellement large que fi nga ci mën a laal yépp ëpp na parce que wax dëgg yàlla nag qu'on se dise la vérité am na ñoo xam ne ñu ngi souffrir à mourir ci seen biir kër yi mu nekk situation yu métti métti te li ci problème bi mooy am na ñoo xam ne ñi ngi wax mais am na ñoo xam ne mënuñu wax ñemewuñu wax parce que violence boobu dañ ciy dem ba toll ci degré boo xam ne dañ leen di sax interdire ñu wax seen situation voilà te nekkul ci ñi ngay gis rek di leen yërëm de léeg-léeg nga dem ci jeeg xam ne situation doy na waar léeg-léeg ñu dóor jeeg ci sa koñ nga dem jéem a àtte ji régulariser situation bi mais foofu nga am accès kooku sax xëj na xam nga li xew mais ñi nga xam ne ñi ngi dund enfer comme ni ñu koy waxee les paradis naka lañ koy waxee les prisons en or en quelque sorte ça existe am na ñoo xam ne boo leen fekkee ci seen kër yi c'est comme un château macha allah c'est comme un château elle ne manque de rien du tout mais boo xoolee ñoom ni ñuy dundee ak seen waa kër yi ni ñuy dundee ak seen borom kër bi leen yàlla booleel dañuy mujj mel ni prisonnière dëgg dañ comme ay poupée bu ñuy may chaîne rek di ko sant defal lii mu def bàyyi lii mu bàyyi su sa borom kër waree ànd ak yow dina ne la solul doo xam sax fu ngeen jëm solool traditionnel solool tenue européenne nga solo génn mu ne la baaxul changer nga dem changer ci comme benn objet te dama ci xam dara parce que j'ai vécu pas mal de problèmes ak yenn clientes yi mais très franchement da ngay xam ne nit léeg-léeg mu romb la yor 4x4 bu rafet di dawal nga di ko ñëwee te xamoo sax li nekk ci gannaaw parce que violence bi dafa nekk fépp et li ñuy wax l'apparence est trompeuse l'apparence est trop trompeuse jigéen ñi lu ñuy subir ak li ñuy souffrir bari na trop te buñ ko jël tout le temps buñ ne souffrance su jigéen ñi rek nit ñi collé ko ak pauvreté déedéet am na ñoo xam ne elles vivent dans le luxe et elles sont plus malheureuses que quiconque dans le monde et c'est vraiment dommage parce que ñu mel noonu duñu wax sañuñu wax parce que bugguñu weer seen bopp bugguñu ñeneen ñi parce que déjà société bi mu ngi lay gisee comme ku haay ku nekk ci situation bu macha allah yow tey mënoo exposer sa bopp parce que tey mënuñ la xool ci benn situation bi di la xool fu sori am fuñ la teg nga wëlbatiku di rabaisser sa bopp tu es obligé li ñuy xaar ci yow apparence boobu nga jouer cinéma bi ba génn ci mais côté cœur yaa ngi dee moo tax chéri yi goitre yi ak cancer yi macha allah mi ngi rey jigéen ñi dul jeex parce que li ñuy dund intérieurement te mënuñ ko génnee dafa bari parce que xam nga ki am problème am exposé ko ba xëj na xeex sax wala mu jooy kooku soulagé wu na d'une part parce que dina am lu bari lu déchargé wu ci moom mais ki nga xam ne leer na ko ne moom du xeex du xuloo kenn du ko artiste te du ko clamer ak kenn kooku elle vit déjà son enfer et c'est vraiment très malheureuse c'est très dommage macha allah. am na solo li nga wax sànq danga laal point bu am solo mooy da ngay gis nit ki nga ñee ko lool fekk na la muy dund moom rek moo ko xam te su lu ñu nga fi aussi jëkkër dañ koy tànn foofu la gars yi di loupé parfois du soxna rek lañu war a tànn te tamit buñ ko fàttee quoi sëy jaamu yàlla la mais jaamu yàlla tamit dafa war a sell ci loolu maman ci lay ñëwaat ba léegi est-ce que aussi ñu ngi lay defal li nga bëgg manqué woo dara ñu di la maltraité si suuf bëgg sëy comme ni ñu koy waxee tout le temps fii dañ am suñuy réalité dañ lay mettital nga dem ci famille bi ñu ne la demal muñ mais muñ ci ban façon aussi
sama question mooy est-ce que bëgg sëy jar na subir yenn conséquences yi aussi. waaw loolu nag en fait dafay dépendre ci ki nga xam ne mu ngi subir conséquence su malheur yooyu en quelque sorte parce que gis nga bëgg naa tuuti énumérer angle yu ma gis ci maltraitance bi. c'est-à-dire ñenn ñi dañ leen yoruñ leen dara en aucun cas am na jigéen ñoo xam ne duñ leen sax jox dépense te dañ leen di exiger añ wala reer am na duñ la jox dara te bu añ jotee dina ñëw añ si te bu fekkul añ di nga dee foo koy jëlee lijjanti wuñ ko. am na ñoo xam ne suñu nekkee ak yow même boo ëmbee am doom seen yoon nekku ci seen ordonnance sa début grossesse ba sa accouchement lijjanti wuñ ko. foo hospitalisé réglé wuñ ko boo wasinee supp ba nga war a naan bu ko sa yaay indiwul ñoom duñ ko joxe ñenn ñi ruy buñ la toggal nga jënd sukkar def ca sax mënoo ko et puis nga ne tu es un père kooku ban façon père la qu'on se dise la vérité dañ koy am parfois. dañ koy am xam nga ki ko ñàkk moom kooku kenn waxul ay waxam ndax xam nga yàlla mooy maye te yemalewul ñun waxuñu benn yoon ci ki nga xam ne mënul mais ki am na ñoo xam ne dañuy mën ba di la wan ne mën nañ mais duñ la ko jox nee nañ duñ la ko jox te doo ci mun dara. j'en ai témoin. franchement parler xam nga dafa am situation yu metti yoo xam ne très franchement mënuma arrière tuuti delluwaat ci boobu situation parce que dafa bari ay angle ma chérie dafa bari ay angle xoolal ma kooku grossesse nu mu méttee accouchement nu mu méttee amoo suivi amoo accompagnement xam nga kooku moom la yàlla xam doy na nga war a wasin sa doom tu seras seul à se débrouiller ba sa doom di dëgër bu feebaree yow la école yi boo xoolee jigéen ñi ñoo fa ëpp ñooy inscrire seen doom yi ñooy jënd fourniture yi ñoom ñoo leen di suivre à l'école suñ ne réunion parents d'élèves boo fa demee 10% de la population présente 10% des présences da ngay ne ay jigéen lañu ay góor lañu ñoom rek ñoo benn minime couche moo ciy nekk ay góor ñi ci des ñëpp ay jigéen la ñuy doon xam nga loolu yëpp ci xeetu violence la parce que tey nga jur sa njaboot yor sa soxna amoo ci soxla ci kenn jéemoo cee lijjanti fi kenn te bu ëllëgee nag foofu la wax ji nekk parce que réussite day ñëw en aucun cas te amul kenn tey ku ji sukkar ba récolter kaani amul waxin la jigéen ñi war nañoo comprendre parce que yàlla ci boppam mooy dimbale te yàlla moo gën a xam li nit ñi di dund di nga fi gis koo xam ne tey bu la expliquer situation yam di nga ne loolu munta am mais xoolal fi mu yegsi tey mu réussir papa ji bëgg a taxaw nanguwaat lépp wala bu waxee ak yaay ji mu ne xëj na moom dañ ko ci exclure wala yaay ji moo dox digganteem ak fekk demeewul noonu bàyyi bu fàttalikoo soxor xale yi léeg-léeg bu ñu fàttalikoo rek dañuy daal di soxor parce que dafa bari ay xeetu violence ci biir kër yi te léeg-léeg duñ ci mën dara am na ñoo xam ne seen yaay yi seen papa yi dañ leen di dóor ñu taxaw di seetaan da nga ciy gis ñoo xamante ni dañuy dem ba finalement bu seen papa laalee seen yaay ñoom ñooy mujj jóg nekkoon nag bu fekkee ne laalati nga ko dootul nekk yaag moom yaag man lay doon parce que diggante ndey ak doom dafa trop sensible trop même kenn du seetaan sa yaay ñu koy déstabiliser yenn déstabiliser yi nga di ci mën dara te doo ko ci def xeeti violence yi ci biir kër yi bëri nañu torop suñ ko dee lim fii ba suba du fi jeex mais nañ jàpp ne yépp ci biir boole nañ ko ci yépp la ñu xam yépp la ñuy vivre parce que en fait dañoo nekk tey mën naa ne benn école boo xam ne pratiquement même loo dundul yaa ngi dégg à côté mu ngi am wala nit ku ko dund ñëw di confier wu ci yow très franchement te da nga leen dalal da nga leen defal da nga leen muñ loo waaye nag da nga xam ne vraiment derrière ça c'est très 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 difficile du yomb ba nekk looy mën a muñ rek pour que mu jàll parce que loolu très sensible la ci loolu ndax nag sëy ma dellu ci sa question bi bëgg sëy jar na loolu ma ne la dafay dépendre ci situation bi parce que chéri xam nga am na ñoo xam ne fi ñu leen xastaaj mënuñ fa jóg xam nga lu tax fi ñu nekk lu mu métti moo gën fañ war a dellu et lu jara bàyyi xel la ñenn ñi amatuñ sax bu ñu jógee takk seen bagage fu ñu war a jëm parce que aka jara xalaat jeeg bu takk ay bagage am rek dem quelle que soit condition bu mu bàyyi këram su génnee rek dina dund pire lool du am sax fu mu teg ay bagage am donte kër yaayam ak papaam la dem amatu fa place suñ ko xeexlee ba mu ànd ak njabootam dem toog dinañ ko xeexle de pour premier mois bi mais su jeexee jeex na sa sœur yi commencé nga am problème ak ñoom sa yaay commencé naan la sa njaboot gi xajatoo seen kër foo tëdd sax doo ko am jugement bi société bi di def ci yow moo gën a pire parce que finalement dootuñ la comprendre li la yëkkati dootuñ ko xam et puis dañu ne doo muñkat rek doo sëykat parce que pour ñoom fi nga nekkoon danga fa war a dee
boo xoolee li tax jigéen ñi di dee ci seen kër yi c'est dans ce sens parce que y a tellement de après y a tellement de situations derrière yoo xam ne soo ko maîtriser wul bàyyi woo ko xel sóoraale woo ko finalement kàmb gi doo ci jóg ndax da ngay séparé wu ak sa jëkkër ba pare nga yokkaat sa bopp yeneen problème xale yi dañoo war a màgg dañ leen war a accompagner dañ leen war a yar et tout bien que ba nga nekkee ca kër ga amoo ko sax woon ci seen pap mais boo déplacé woo dem encore c'est le pire ça devient encore pire parce que loo doon jooy rek boo demee lu gën a metti loolu. am na solo te dama koy faral di wax góoru Sénégal galanterie moo leen manqué ndax fii bu ñu la xasee ba takk rek pour ñoom esclave nga lu ñu la xas jox ci xaalis rek ay milliards la lu leen neex lañ lay def mais nag bu ñu fàttee da nga takk nit ki andi ko mu bàyyi famille am ñëpp ñëw dëkkal la donc am na leneen loo war a taxawee maman bu loolu lépp amee lan ngay wax ci góor gi nga xamante ni noonu lay comporté woo. xanaa mere ko nag. waaw foofu nag laay commencé mere ko tamit lool parce que xam nga nit ku nekk. danga war a en fait dañuy ne mbub mi nga xam ne nangu woo ko solo sa bopp bu ko jéem a summi di ko solal keneen balaa ngay jël dara di ko def dara gis nga comme sa sœur bi nga bokkal ndey ak baay tey lépp loo xam ne bañ nga ñu teg ko boo ko yëgee ne ñi ngi ko koy teg nga jox ko sa daal bëgg ko fajal bul ko teg sëru jàmbur parce que ki nga yor tey lu mu metti metti ci kër la jógee te am na ay mbokk te tey li ngay défendre pour sa sœur bàyyi xel bu baax parce que sëru jàmbur nga nekkal donc kooku dafa war a am benn comportement parce que man je me dis que ne ñu yàlla xas boole wax dëgg yàlla frère et sœur mënatul weesu loolu déjà parce que relation bu amee dafa war a am déjà mbokk parce que deret ji mujj ñëw jaxasoo mbokk mënul gën a rëy loolu koo bokkal ku ne rek noonu la déparé woon donc foofu mënatuñu am lu ëpp loolu ki la yàlla booleel déjà mooy sa sœur dina dem ba nekk sa yaay parce que bu ngeen yàggee tuuti dina mujj dem ba nekk sa yaay bu dee jeeg bu baax la xam nga tey nag yow xolal yaay ak sœur nu mu neexee ci xol nga bëgg a wëlbatiku di torturer seen borom mel ni tey ku jàkkaarloo ak sa yaay di ko métital wala ku jàkkaarloo ak sa sœur di ko métital suñ ko nattee foofu rek dinañ am maîtrise ci lépp lu mu mun a doon parce que mag ñi en fait ku ne xam na seeni caprice te lu mu métti métti dañuy jël di ko tekki seen kaw doom yi dañ koy nangu lu mu métti métti wala nga xam ne ku ci bon dëgg mooy def exception ci règle boobu parce que ku ne xam ne waajur aussi xeer la njaboot yëpp nen lañu comme niñ koy waxee ñu def ci trop attention tamit parce que xam nga am na ñoo xam ne dañoo violent de nature seen nature bopp la mais ñu di leen ñaan ñu dal parce que violence ci bi ngay mën ku feebar kese boo ko defee dootoo mën a yëkkati cër sa làmmiñ bi mënta jóg rek nga xam ne yàlla moo ëpp doole ñëpp moom mi ëpp doole su bëggoon a wanewu xaju ci ñun niñ koy waxee suba balaa midi lu tax moom mu ëpp ñu doole mun ñu muñal nga koy tooñ loo xam ne tey boo ko defoon nit ci mbedd mi balaa nga ko dépassé mu rey la moom ñu mun ko def 1000 fois lu gën a grave loolu mu noppi di ñu xool bàyyi ñu ci suñu bopp booleeg sax leneen loo ko ñaan mu may la mais moo gën a baax ñëpp lu tax ñun mënuñ jéem a am ci jikko yu baax yooyu lu tax mënuñ ji copier ci situation yooyu pour di mën a defaraat suñu bopp parce que il n'est jamais trop tard te gis nga violence dafa fajul dara ci àddina te ku topp say instinct animal laa ko mën a wax mën nga dem ba dugg sa bopp ci guuta boo dul génn parce que tey nga gaañ nit ku ne xam na li ci nekk bu la porter plainte rek defeere lañ lay def certificat médical 21 jours kese ku ko am booy dem buñ la entendre oto ba lay jàllale taxaw na xam nga mu nekk situation yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war di daw parce que tafaar dafa gaaw situation yi dañ doy waar àddina bi doy waar seytaane taxaw di xam ba di def lépp dawal nga moytu ko parce que li nga xam ne tey boo ci duggee mooy lu tuuti mën na di mag ba yóbbu li ci beneen étape booy toog di regretter ëllëg balaa ngay yegg foofu réccu nee nañ day fekk jëf wees balaa ngaa yegg ci jëf juy wees nag yow fa nga toll di jëf nga régler sa bopp ba situation yooyu mën a passé ñuy roy ci borom jikko yu rafet yi di defaraat suñu bopp lu mu gën a baaxee gën nekk borom këri nit taxul nga nekk chefam taxul nga nekk maître am taxul nga nekk jaal yàllaam ay nit ñu yàlla boole la rek ñu war a gore ba dee jàppante dimbalante comprendrante mottalewante comme ni ñu ko santee ci suñu diine mais pas kenn ku ñëw war a mën a topp ci kaw gannaaw moromam comme xaj amul parce que tey li ma lay wax li jigéen mën góor mënu ko li góor mën jigéen mënu ko donc ku ci ne dafa am position boo war a taxawee ak nag respect bu mat parce que lu respect ak confiance jógee ci relation dara desatu fa li ngay gis ni yëpp loolu moo koy waral dugg ci yow xeeb la ñàkkal la fayda dootuñ la teg fenn di la saaga commencé dóor yi commencé ba fan ak ba kañ lu ñu mënul bàyyi daal nañ ko jéem a naysal bu demee ba ki ngay nekkal mënatu leen dem ndax situation yi demee na neneen mais ngeen arrêté relation bu ne am na ànd waaye am na taxalikoo te li ngay bàyyee nit ki ba kenn dootu ko soxla
li laay war a sóoli tegal sa tànk foofu nga arrêté bu ëllëgee sax mu nekk sa sœur ndax njaboot gi leen yàlla boole ndax ëllëg da dul añ du reer waaye lu mot a sedd cër la ndax xale yi ëllëg kenn xamul lu ñu doon moo tax jar na di sóoraale lu mu munti doon parce que am na image yoo xam ne xale du ko fàtte ba muy dee waaw léeg-léeg nag sa doom tekki nga bëgg cee jot mu të waaye boo toogee xalaat di nga xam di la ko xañ di nga ko xam nañ ci bàyyi trop xel situation yu doy waar la yu critique la mais nañ ko moytu le maximum parce que suba moom dafa jar a bàyyi xel. am na solo man saa su ne damay am contentement di pelloog moom plateau bi ndax léppam njariñ la mais maman comme ni ma la koy waxee rek neex na lool mais solution laa bëgg ci ki nga xamante ni daf lay seetaan di la béggee tey dund situation bu mel noonu. waaw li ma koy wax mooy déjà na muñ benn mais toog bi rek muñ rek réglewul boobu situation parce que xam nga malaaka mu ne am na màllati noonu lañ koy waxee. tey bu sa borom kër amee benn situation bi mu mel nenn ni jigéen damay koy aaye tout le temps muy toll fu mu toll di réclamer jëkkëram di ko boole parce que baaxul mais nag am na situation yoo xam ne nag bu ci bëggee yegg il faut qu'on arrête nañ toog ñu waxtaan waxal ak moom directement boo ko waxee ak moom directement comme li may wax toog ak moom ba xaaja guddi nga raisonné ko su fekkee ne leer na ne wàcc na tey bu subaa mu recommencé waat ses bêtises seetal xaritam bu ko gën a proche boo xam ne dafa ànd ak moom yàlla rek tax mu leer ne kooku mën na def ci moom dara xaritam boobu nga taaj ko expliquer ko au fond du problème ce qui se passe wax ko pour moom mu doxal la ci tànku jàmm kooku tey mën na ci am résultat bu fekkee ne xarit boobu mënu ci dara bu ay waajuram dee dund bu ko taay am na paa yoo xam ne ba tey mënal nañ seen doom yu góor yi dara am na mère yoo xam ne ba tey parce que xam nañ dofuñu moo tax gis nga relation yi dañ ko war di defar parce que situation yooyu mooy tax ndax boo yàqee ñi la war a defaral bu ëllëgee boo yàqulee kenn du la defaral doo ko gis ak may dégg moo tax dañu war a rafetal nu mu gën parce que relation nekkul toujours lay neex même ñi neex la trop dina am jour mu naqari naan yàlla nañ ci yàlla musal il faut ñuy sóor yenn situation yi ba lu ñëw ñu am nuñ koy régler en quelque sorte clamel fi nga ko war a clamer parce que wax fi nga war a waxee wàññiwul dara ñooñu buñ ci jéemee yàlla mën na ci indi ay situation boo demee nag ba mu leer na ne kii nii la ko yàlla bi ne parce que am na ci ñoo xam ne sax ci ñi ma ko sañ a wax dañuy drogué wu ñenn ñi dañuy jël voilà ñenn ñi dañuy naan ba man di ñëw indi la problème ñenn ñi dañuy tux ba bëgg a dee ñëw indi la problème tu en vois de toutes les couleurs ki nga xam ne nature am la am na ñoo xam ne lu ñu mënul muñ amul ñu leen di wax bravo di leen ñaanal yàlla xolu muñ di leen ñaanal yàlla njaboot gu barkeel lépp lu ñu wut ci seen sëy yàlla may leen ko mais ki nga xam ne mënatul supporter kooku mënatul dem dootuñ la wax pousse la toogal muñal non dafa am limite aussi parce que ñooñu ñooy xëy def leneen léeg-léeg nga gis ci jigéen bu toog si néegam ba ñu ubbi ñu ne dee na lan moo nekk derrière doo ko mus a xam forcément baaxul ki nga xam ne moom mënatul la supporter dina séparé wu parce que yàlla bi mu bindee ànd foofu la bindee séparé métti na trop bëgguñu ko parce que dàq nañ ko ñaata yoon ci l'islam mais dañ ko daganal aussi ànd boo gis am na taxalikoo relation bu dul jeex amul yàlla nañu ñaan yàlla mu ñun dee rek sàqali ñu ak suñu borom kër yi mais nag su fekkee ne dafa am leneen lu ci ànd aussi lu mënul ñàkk foog mu am ñu rafetal ko ni ñu ko war a rafetalee dund ko dund ay nit ñu conscient génn ci ak allahuma salli ba bu ëllëgee relation yi mën a rafet parce que njaboot bi mooy tax man loolu laa leen di conseil bi am na solo te maman daa wax sànq lu am solo muy communication ndax bari na fi couple yu jotee yi nga xamante ni heure boo leen taajee wax ku ne man nii laa foogee woon mbala lii parce que communication moo fa amul ñuy wax mbokk góor ñi tamit ki nga xamante ni dafa bàyyi ay parents yaay dafa neex papa dafa neex mu quitté leen ñëw ci yow kooku foog naa ni lépp lu mu la def war nga koo mën a muñ ndax acte boobu mu def nañ delloo si xel yi comme ni ko maman waxee rek muñal leen di leen wax ne nag dinañ fi ñëwaat ci yeneen itam ci loolu comme ni ngeen ko gisee affaire yi du ci thème bi kese moom mooy mëne fu ne foo ko jox ma fekk la fa mais nag yu baax yaa ngi nii ku bëgg a téye sa góor comme niñ koy defee saa su ne ñun duñu tàyyal ci di koy wax ndax chaque jour bu ñu fi ñëwee découvrir fi la nga xamante ni njariñ kese lay doon moo tax duñu mës a tàyyoon chaque jour noonu lay demee ci loolu ci laay ñëwee ci yu baax yi mu ñu fi exposé am solo lool laaj ko rek mu expliquer ma wax sama moroom yi nga xamante ni xëy na ñoom comprendre ñu essayer comprendre parce que lii mooy gàllaaju sëy bi man damay wax li fi nekk mooy gàllaaj bi jërul dem ci sëriñ jërul dem fenn maman la may wax ci li waaw li moom paañ la chéri waaw paañ maay la bu ñu boole ak dentelle waaw comme li ma lay wax rek comme ñun tout le temps ñu ngi bëgg a génn ci xeetu baax yi voilà gis nga ni très doux macha allah rafet ba nga xam ne rek mooy loolu waaw yaa ma gën a xam rafet na trop couleur yi et tout voilà gis nga
duuna xam nga mu ngi noonu daal neex na ci parce que tàngoor mooy bi li ma sax. lay wax rek ndax damay bëgg tout le temps li ma lay wax jigéen ñi di génn fu ne léegi-léegi ñu ne la yii man mënumaa wodd sër nuisette ak de ma ne la nag boo woddul sër ba gis ko ko woon sër bu demee fekk na yaa am na sàggan li nga wax de dafa am solo mooy waaw découverte jigéen moom day xajam jigéen moom dafay xajam am na yeneen am na ci day yeneen xajam gis nga am na yooyu ci yëpp couleur moom yi la. waaw yooyu bii couleur bii yëpp. amul sax dentelle moom maam maayi kese la waaw ñoom ñoo ma gën a xam jarul tàllal ndax damay am na bañ solo. ñeneen di ci duufal seen bët waaw moo ngoog de waaw ñi nga xam ne bokkuñ ci suñuy bagage nee naa leen bëgg dugg moom bu ñu yegsee fi sax mën nañoo déconnecté wu parce Macha Allah. que boolewuñ leen ci kër jeeg ji lañu waaw wax juste pour les femmes waaw mu ngi noonu vraiment ci nice kër nice jeeg torop ji lañu wax lii tamit maman loo ma ciy wax waaye yi chéri ay cuuraay la ay xeetu cuuraay yu neex a neex la macha allah